مسرة يا من كفاني زلما لكل مؤمن وكل مؤمنة أوزل بشارات لصف مدمنا مد لكل محسن ومحسنة على بشارات ترى مستحسنا وجه لأمة رسول الله عليه خير صلوات الله مدد من متى يقول بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Chers invités, maîtres coraniques, parents d'élèves, autorités religieuses, amis et proches, nous vous saluons, nous vous présentons les salutations les plus chaleureuses au nom du Daïra Khidmatul Khadim fil Qur'an al-Karim et vous souhaitons la bienvenue dans cette cérémonie qu'on a l'habitude de célébrer à chaque année pour glorifier nos braves élèves qui parviennent par la grâce de Dieu à mémoriser ce livre majeur, magnifique et primordial. Nous présentons aussi nos salutations à l'ensemble de la famille de Serigne Souhaïbou Mbacké, en passant par son fils aîné Serigne Cheikh Ahmadou Mbacké et l'ensemble de ses frères et de ses représentants, à l'occurrence de Serigne Abdoul Ahad Mbacké. Après ces mots de salutation et de bienvenue, permettez-nous, chers invités, d'exprimer notre remerciement à l'endroit de notre cher maître coranique, Serigne Ndiogou Mbacké, qui n'a jamais raté sa vocation d'être un très grand serviteur de l'islam de très haut niveau à travers l'enseignement coranique et l'éducation islamique déduit de l'enseignement de Cheikh Ahmadou Bamba Khadimur Rasoul. Ses meilleures qualités inestimables caractérisées par sa capacité intellectuelle, sa démarche, sa constance dans les démarches idéologiques et pratiques qui lui ont permis aujourd'hui d'instaurer dans la mémoire des centaines d'élèves qui sont aujourd'hui là le Saint-Coran, mais aussi de former pas mal de cadres qui sont répartis dans ce pays et de l'extérieur. C'est dans ces perspectives même que le Daïra Khidmatul Khadim fil Qur'an, composé entre autres des ressortissants anciens et récents du Daara, dont les membres sont répartis sur toute l'étendue du pays et de l'extérieur, s'est solidement implanté pour regrouper toutes nos forces physiques, morale et intellectuelle afin de rendre la tâche plus facile à Serigne Ndiogou. De ce point de vue, le Daïra Khidmatul Khadim fixe plusieurs objectifs dont certains sont en cours de démarrage, parmi lesquels on peut citer l'amélioration imminente des conditions de vie et d'apprentissage des maîtres coraniques et des apprenants, tout en tenant compte sur toutes les dispositions hygiéniques, sécuritaires et de nourriture afin de permettre l'épanouissement psychologique, environnemental et intellectuel des internats. Par ailleurs, nous adresserons nos remerciements à tous les parents d'élèves qui ne cessent de renouveler leur confiance à l'endroit de Serigne Ndiogou
pour l'éducation de leurs enfants, mais aussi permettez-nous, chers parents d'élèves, de vous inviter également à redoubler d'efforts en vous réfléchissant sur les conditions de vie actuelles, notamment sur la dépense des denrées alimentaires, de l'électricité et surtout de la vidange des fosses. La liste est loin d'être exhaustive. Cela vous permettra de bien comprendre que les recettes mensuelles venant des paiements actuels sont insuffisantes pour satisfaire le besoin de vos enfants. Par contre, les prix du marché ne cessent d'augmenter alors que le paiement reste pendant longtemps invarié, ce qui est véritablement une contre-logique. Compte tenu de toutes ces raisons, le Daïra Khidmatul Khadim fil Coran, à travers la commission gestion et finances, tient à rediscuter avec tous les acteurs concernés du Daïra afin de répartir les frais de manière plus juste et plus cohérente. Ensuite, toujours dans notre cheminement de modernisation et des techniques d'enseignement et de formation d'un citoyen de modèle, le Daïra Darul Islah dispose d'un terrain très vaste qui est déjà en cours de travaux, dont l'intention est de mettre en place un complexe éducatif qui maintient non seulement l'enseignement classique tout en introduisant de nouveaux modules d'enseignement et de formation professionnelle dans différents domaines. Du coup, à la fin de ces études, l'apprenant en question va acquérir des connaissances globales sur le Coran, sur l'ensemble des facteurs de la science islamique, tout en maîtrisant les langues nationales et internationales les plus dominantes, à savoir l'anglais, l'arabe, et le français, mais aussi de bénéficier des compétences expérimentales et pratiques afin de pouvoir élaborer sa propre recherche. Enfin, le Daïra Khidmatul Khadim, étant conscient des défis intellectuels, politiques, économiques, culturels, religieux, nationaux et internationaux, ne compte pas d'être un simple spectateur qui n'essaie d'apporter aucune solution à la paix et la stabilité mondiale. D'où la nécessité de l'universalisation de Cheikhoul Khadim à travers son brillant parcours et emblématique. En conclusion, le Daïra Khidmatul Khadim tend la main à tout croyant et croyante d'ici et de l'extérieur de venir nous rejoindre dans cette mission qui est au profit de l'islam et de toute l'humanité, afin que nous réussissions toutes nos forces physiques, morales et matérielles au service de l'islam et de l'humanité, tel que le beau Dieu l'a si énuméré dans le Saint-Coran, et coopérer dans la bonne conduite et la piété, et ne coopérez pas dans le péché et la violence. Et craignez Dieu, car Dieu est vraiment dur en châtiment. Asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Mbokk yu tedd yi, tàmbalee ko ci suñu sëriñ bi toog nga xam ne moo ñu jàngal alquran, ak mboolem ku ngeen fi gis rek mu mel ne dafa soluk oteesu, ñi nekk ci biir bâche bi ak ñi fi nekkut. Di nuyu kilifay diine yi nga xam ne ñoo ñëw toog ci jotaay bi te taaral ko lool, ak sëriñ daara yi nga xam ne ay jàngalkatu alquranul karim lañ, ak di yaral ci yarub lislaam, bokk ak sëñ Joogu métier bi nga xam ne moom lay def. Di nuyu tamit waajuru donga yi nga xam ne ñëw nañ ñoom it wax dëgg yàlla teewaay bu am solo. Di nuyu mboolem donga yi nga xam ne it ñoom it macha allah seen toogaay rafet na lool, ak ressortissants yi maanaam ñi nga xam ne jaar nañ fi ba jàll, di leen ziyaare bu baax a baax, di leen dalal it ci maanaam conférence bi nga xam ne am nañ habitude, maanaam baaxoo nañ koo def at mu nekk ngir di ci sant suñu borom subhanahu wa taala ci xéewal gu mag gi mu ñu defal ci tawfeexali ñu ay tut tànk yoo xam ne dañoo mokkal téere bu tedd bi di alquranul karim, waaye tamit di ci sargalit donga yi nga xam ne yàlla def nañu mokkal téere bi, ngir xëy na seen moroom yi donga yi nga xam ne ñoom lañ bokkal nekk ci daara yéet ñu mën a roy ci ñoom
yokk seen i jéego loolu rek mooy li nga xam ne mooy lu ko sabab te tàmbaliwu tey yaakaar naa 2006 la ko sëñ Njoogu tàmbalee def xëy na nag comme daara ji wax dëgg yàlla ñu ngi ciy sant suñu borom mi ngi ciy def ay tawféex yu am solo wax dëgg yàlla di am yokkute toujours loolu lépp nag jógee ci performance yi nga xam ne sëriñ Njoogu moom lay def ba tax nit ñi toujours di renouveler yaakaar ji ñu am ci moom ak doyloo gi di fi indi seen i doom ak seen i tut tànk mu ciy def tamit wax dëgg yàlla liggéey bu am solo bu loolu jàllee tamit ñu ngeen may ñu rek ñu sant bu baax nag suñu sëriñ bi toog di sëriñ Njoogu Mbàkke nga xam ne ni ma ko waxee ci tàmbali bi yëmul rek ci jàngal alquran ay téeméeri nit ndax wax dëgg yàlla ñim jàngal c'est des centaines ñun ñii ci lañ bokk ak ñoo xam ne sax ñoo ma mag nekk ci biir réew mi ak ñi nga xam ne sax ñi ngi ci bitim réew yëmut donc sax ci jàngal ñu waaye tamit def ci ñun ab yar boo xam ne tax na ba ñi fi jógee buñ fiy génnee dinañ am yóbbal boo xam ne du yem rek ci xam alquraanu karim ak man koo tari waaye dinañ am ak maturité gu mat sëkk ba lépp luñ génn di ci yëngatu rek duñ ca yem ak seeni moroom wax dëgg yàlla ñi fi jógee am na ñoo xam ne bi avant français bi dañoo jàngi français mais diir biñ ko waroon a def sax ci ay fukki at ak ñett dañuy génn def ko ci ay 6 ans 7 ans donc ñun ñii di wax ak yéen ci lañ bokk ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen ñi nga xam ne ñi ci biir réew mi ak ci bitim réew waaye yëmul rek ci ñi yëngu ci wàllum jàng waaye ñi nga xam ne dañ yëngu ci wàllum commerce ak lu mu mën a doon def na ci ñoom ab yar boo xam ne buñ génnee fii dinañ am jikko ju tedd joo xam ne la ñuy def dinañ ko mën a sellal te sellal googu rek ci la maanaam nit ki mën a amee ak yokkute loolu moom ñu ngi ko koy seeral bu baax muy koo xam ne ku ñuy marqué la ci jikko yu tedd yi nga xam ne moom la yore ni ma ko waxee sànq yàlla defal na ko muy nit koo xam ne boroom xam-xam la waaye nit di nit koo xam ne dafa am esprit ouvert ci lépp waaye tamit li ñu gën a marqué ci moom mooy constance am maanaam moom nit la koo xam ne sa njóogu ki ko xam fanweeri at ak ki ko xam tey ak ki ko xam fukki at ci ginnaaw maanaam bu ko gisaatee du seetlu ci moom benn soppite idée yam doon développé moom lay continuer di ko développé lam daan wax moom lay wax wàccuwaayam la daan jox lay continuer di la ko jox moom képp ku jëflanteeg moom lay suuxee ci diggante bi ci yow lay bàyyi waaye du moom du bàyyi ci moom parce que moom ni mel moom noonu la ma sa mel te it yàlla bindee ko muy nit ku dëgg koo xam ne def na ko ci ñu bari ci ñun wax dëgg yàlla ñun ñii rek dañuy ci yéem te lépp moo ko def ci ñun kon xam naa damay gàttal foofu ndax njëkkanteeg waxtu wi waaye tamit di loolu effort yooyu muy def ak liggéey bu am solo boobu muy def ba moo waral ba ñi nga xam ne ñoom la jàngal ba ñu jógee ci daara ji ñoom ñi gis yan bi aju ci kawam ñi fas yéenee ñëw jàpp ci liggéey boobu ndax itam ku yar sa doom yàngal ko yar ko ba màgg wax dëgg yàlla c'est très normal moom it la nga def ci moom muy continuer di ko def ci nit kon daayira bi li ñuy def defaluñ ko suñ njóogu waaye suñuy rakk yoo xam ne fañ nekkoon fa la ñu nekk ñu war leen a taxawu comme nañ ko yitte woon ñun bañ fay nekk kon suñ njóogu lépp luñ ko defal lu ko daayira bi du def du doon maanaam loo xamante ne si luñ koy lebal la waaye dañ koy jéem a fay te mënuñu koo fay dama benn waay ba sa wax bu yàgg na ma yéen dégg naa seen daayira bi da ngeen dajale xaalis bu bëree bëri di ko jox seen njóogu donte xaalis ba sax demeewul noonu xaw ma fu mu jëlee loolu waaye la ñu dajale kas néew ma ne ko li ñu dajalee kas néew di ko jox te sax tuddul jox ndax ci daara ji lañ ko def comparé ko ak xuruf yi ñu jàngal ak Qur'an Baqara ba Naas regroupé loolu lépp def ko ci nit ki beneen ba ca des ñi nga xam ne dañuy yëngu ci wàllu liggéey ci état ak yooyu bu ñu demee ba retraité dañuy gis lu leen état di fay parce que dafa am lu ñu servir seen nation naam léegi ndax kon dongo bi nga xam ne dañoo def ci yow alquranul karim nga jaar ci daara ji diir ba nga fay nekk jàpp nga ne war nga am looy fay waaye xanaa kay kooku ba mu fa jógee la mu doon fay dafa war a yokk parce que ba muy fay la mu doon wut amagu ko peut-être mais ba mu fa jógee am na la mu doon wut dëgg la kon kooku alxuraan dañ def ci moom mu koy jariñ ba ni mu génnee ci daara ji di ko jariñoo di ci jariñee ndax dëgg yàlla warut a fàtte fa mu jógee kon daayira bi mënuñoo fay sañ jógu ci lim mu def ci ñun waaye tamit ñi ngi sant parents d'élèves yi nga xam ne dañu am maanaam qualité ci sëñ jógu ni ma ko waxee sànq jox ko seeni doom wóolu ko ci ngir mu def ci ñoom alxuraan akub yar
ndax koo nawut jikkoom nawoo doxalinam rafetluwoo ab alquraanam doo ko jox sa doom kon loolu yaakaar ju rëy la loolu ñu ngi leen ci sant bu baax di leen ci gërëm waaye tamit du tee it dinañ leen soññ bu baax nag ci ngeen di gën a bàyyi xel daara ji ni ngeen koy bàyyi xel mooy wax naa ko sànq parents d'élèves lañ kenn ku ci nekk responsable la ci këram saa bu xëyee dina am ay dépenses yu muy joxe ci biir këram dépenses yooyu muy joxe na ko comparer ak na seet boppam ci daara ji ndax daara yi wax dëgg yàlla frais yi bari na fosse bi rek vidange bi damaa jëlale dépense bi rek mais fosse bi rek vidange bi rek daanaka léegi dem na ba semaine bu nekk ñi def ko kon te sa njóogu xaalis bu bari la ci fay par semaine ànd ak loolu lépp nag maanaam lañ daan fay daanaka mën naa ne ba daara gi sosoo ba léegi li ñuy tuddee ak fay ndax alxuraan kenn mënu ko fay mën naa ne dara soppeeku ci te pourtant jamono day dox marché bi tey boo demee la nga daan jënd bu njëkkoon téeméer tey boo demee ñaar téeméer wala ñetti téeméer léegi pourquoi léegi maanaam bu marché bi yokkoo sa njóogu ay dépenses am yokku ay frais am yokku léegi rek parent bi nga xam ne day fay ne moom man la ma daan fay ba léegi loolu laay fay te lam daan fay bu njëkk sax mënta satisfaire besoin daara ji déedéet loolu benn approche rek bu ma leen di jox la ngir ngeen mën koo jëfandikoo waaye nag duñ jam rek ci loolu kese parce que comme daayira bi léegi dañoo dem ba gis ne ay magi jëmm la Sëñ Njóogu formé yoo xam ne la Sëñ Njóogu manoon ci kattan ci xel ci lépp donte mënuñu koo dab dañoo fas yéene jaar foofu moom it mu toll foo xam ne liy wërtee fa mooy toog di gunge waaye moom dafa war a tax ndax Ahmadou Mbacke mais doomam la te fi ne buñ toogoon mën ngaa bañ a xam sax ku mag kon ñun ñii ci lañ bokk ay doomi ruuxam lañ ndax moo ñu yar def ci ñun li mu def ci ñun kon ñun ñoo jëlal suñ bopp en charge nag yoo xam ne néewuñ nag dañuy yokk dara waaye comme ñun daayira bi dafa nosu ndax ay boroomi xam-xam ñoo ko composé à travers commission bi nga xam ne ñoo yor lépp lu jëm ci wàllu finance ak dépense dañoo fas yéene nag toogaat waxtaan ak mboolem ñi nga xam ne ñoo seq daara ji yëmul rek ci parent bi waaye ñi ngi interpellé mboolem ñi fi jaar ba jóge fi mboolem ñi nga xam ne seen doom it dafay mas a jaar ba jàngee fi nekkatu fi ñoom it wax dëgg yàlla xëy na kenn du leen wax sax du force ci ñoom waaye rafet na lool ñu koy bàyyi xel ndax li ma waxoon léegi dëgg la kon loolu lu am solo la masha Allah kon daayira bi fas naa yéene ndax loolu dafa bokk ci objectif am mooy améliorer maanaam toujours di améliorer conditions yu xale yi nekkee conditions yi jëm ci wàllu seen sécurité conditions yi jëm seen wàllu lekk dégg nga ak seen environnement lépp dafa war a mucc ayib ndax loolu mooy tax donga bi mën a nekk à l'aise ba li nga bëgg a def ci moom nga mën ko def ci moom kon loolu objectif la ci te commencé nañ ko masha Allah bu loolu jàllee dafa bokk ci benn objectif bi mooy daayira bi mooy Sëñ Njóogu toujours ci mission bi mu nekk rek ci tabax doomu aadama de manière complète xam nga nit ki jàngal ko baax na am na solo waaye defe naa ne doyut ndax bu doyoon nit ki du jàng ci daara ji ba mokkal génn di wëri leneen di ko pour complémentarité génn di jàngi métier wala génn di jàngiwaat français dégg nga pour am métier kon loolu defe naa ne des na te l'islam nag dans sa globalité dafa nekk loo xam ne dafa complet dafa résumé dundu nit ki di début à la fin fa muy juddoo ba fa muy duggee ci biir bàmmeelam loolu l'islam programmé na ko kon loolu rôlu ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci mission bi di jàngal alxuraan ak yi di kilifay diine loolu seen rôle la waaye nag dafa lépp dafay tegu ci xalaat ak nosin ak doxalin moom nag mësul dañ ci loolu parce que daara ji tey jii bu xale yi buñ duggee ci étage la ñuy jàngee man ba muy nekk ci daara ji boobu ca kër fële ca armeel yi ca kër gaawaan soxna gaawaan dégg nga ca mbaar ma boobu laa ko daan dégg mu naan moom liy mébétam mooy donga biy jàng alxuraan fa muy nekk maanaam ki nekk ci école française bi di jàng français du ko gën a nekk ci dans les meilleures conditions dëgg la boobu xëy na sax xëy na daaree tabax yi xëy na peut-être amoon na waaye man sama gis-gis man bëriwul woon boobu ndax boobu yàgg na bu ko daa wax ay ree la may jox ah Sëñ Njóogu de xam naa day rêvé rek mais loolu li may wax sànq ci yitteem ak mébétam ak pas-pasam dégg nga am na luñ ci gis am na it lum ñu ci dig kon dañuy gëm ne rek incha allah ni ko suñu borom taxawee woon ba lii mat loolu dina mat te it mi ngi ci ndax am na terrain bu mag boo xam ne fas na yéene gën a yaatal liggéey bi muy def ba lii ma wax sànq te mooy jox nit ki jumtuwaay yi mu soxla ba nekk al insaanul kaamil lim soxla ci xam-xam lim soxla ci yar waaye lim soxla ci métier ba bu fa jugee mën a berul boppam
créé yëfi boppam loolu mébétam la te tàmbali na ko ba wax dëgg yàlla ñu ngi ciy rafet njort loolu nag ñi ngi ciy woo ñëpp ndax loolu mooy rôlu ab jullit suñu borom yoonu saa sallam moo ko waxoon ballighu anni walaw aaya nañ ko jottalin sa njóogu nag moom ni ko yàlla bindee baaxuwut loolu moom at tawakkul moom toujours ci lay nekk lépp suñu borom la cay interpellé daayira bi ñu koy créé ñoo ko xalaat créé ko waaye ñun daayira bi nag ñoo yéene ñëpp lu baax nag di ci woo ñëpp nag ñi ñëw xam ne lépp lu ngeen ci lu ci waaye defit boppam rek la ko defal. macha allah jërëjëf. waaw ni ko alxuraan waxee wa taawanu ala al birri wa taqwa waaye nag wala taawanu ala al ismi wal udwan kon xam naa maa ngi njëkkanteeg waxtu wi bëggoon nañoo gën a yaatal waaye xam naa comme temps bi dañoo xot dëgg la ñu ngi taxawlu foofu daayira bi nag xëy na lañ ma waxoon dañ charge gën naa mat waaye nag xëy na suñ gàttuk xam-xam ak suñ ñàkkuk fasaaxa moo tax kon lu ci jub ñi koy sante borom bi subhaanahu wa taala lu ci dëng ñi koy jéggalu di jéggalu yi toog giñ toog ci kanamu kilifa yëpp di wax asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu. waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakatu. Sëriñ Yuusuf Lo macha allah taala kaddu gi am na solo lool. yaa marhaban ya bi muxjil ida awsil li kulli muslimin wa muslima masaratan ya man kafani zalama li kulli muminin wa kulli mumina awsil busharatin li safi mudmina mudda li kulli musinin wa musina ala busharatin tura mustansana wajjil ummati rasulillahi alayhi khayru salawatillahi madada man mateya